day rey takkal sa masque bi. takk leen masque yi mu am solo. takkal sa masque. sëñ bi anta masque bi day takk masque bi rek sëñ bi nag am na ñàkk ndax aar bokk aar jamono musiba balaa gàtt fan deegu ñaaw corona yàlla na dee corona yàlla na nga dee corona yow yàlla boo gudd fan gàttal fan. coronavirus di ab jàngoro bu lëmbee àdduna wërngal këpp jamono ji mu ngi bàyyeekoo ci réewu Chine ci marché Wuhan ay xeetu virus nag amoon na ci atum 2020 ak 2023 waaye taxul mu demee woon nii ci atum 2019 nag la coronavirus dikkaat daal di lëmbe dëkk bi ba nekk sax pandémie ba tax ñu tuddee ko Covid-19. virus bi nag bokk ci njabootu coronavirudae nekk lu jaaxal àdduna bi yépp moo ngi yegsi fii ci réewu Sénégal weeru mars atum 2020 ki ko fi indi nag di ab français bu jógee ci dëkkam ñëw fii ci Ndakaaru ci jamono jooju nag la Sénégal enregistré cas bu njëkk ñeel coronavirus ci noonu nag lay nekk di lawee ndànk-ndànk ba tax waa fédération des acteurs pour le développement de Boune ànd ngir xeex jàngoro ji ñu dem sax banaan léegi deuxième vague ndax kaay mi ngi gën a yokk ak ñi nga xamante ne ñi ngi ciy ñàkk seen bakkan ci noonu la waa fédération bi jugaat ngir dakkal lawal jàngoro ji di coronavirus ànd ci ak waa Fari Industrie waa UMS Industrie moderne du Sénégal ak waa CO Sénégal ngir sensibiliser askan wi ngir ñu gën a moytandiku lii di coronavirus ci ab caravane bu ñu dippee takkal sa masque ci diwaan bu Pikine fu ci mel ni Icotaf Tali bu mag Caaroy Yëmbal Malika Diamaguène Sicap Mbao Kër Massar ak Boune. bés bu njëkk ñeel caravane bi ñoo ngi ko amalee ci Pikine Icotaf ngir jox askan wi ay masque ak ay gel désinfectant ba noppi di leen sensibiliser ñenn ci ñoom nag di xamle ne ñu ngi bàyyi xel bu baax feebar bi ndax gëm nañ ni lu am la. feebar bi da di feebar boo xam ne vraiment comme ni médecin yi ak ñëpp wax rek da di feebar boo xam ne xel la kenn mënu ko xam lu waral nag nit nag soo xamul dara nag da nga koy moytu. lu am la gëm naa ko te képp kuy sénégalais war nga koo gëm ndax feebar bi dafa garaaw te dafa gaaw a wàlle ñuy takk masque di jël sel di def distance yi ni ko ñun comme nit ñu ko teree rek. ci noonu nag ñoo ngi rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ne waa fédération bi ñu ngi koy def ak seeni partenaires ba noppi di ñaax askan wi ñëpp ngir ñu gën a mën a respecter mesures barrières yi. li ngeen def nii am na solo trop wax fa dëgg yàlla parce que yéen a ngi jàppale nit ñi pour nit ci fagaru ndax yéen a ngi mayee gel yéen a ngi mayee masque yéen daal ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yéen daal ku leen topp
feebar bi dina wàññeeku fii Sénégal. nit ñi nañuy gën a moytu nañuy gën a jël mesure barrières yi di jël gel di takk surtout masque bi am na loo xam ne vraiment dina ko permettre même su ko dul tere sax au moins dina am lu mu wàññi lu bëri presque à 80% et tout quoi. ñoom nag yemuñu foofu ndax ba ñu fa jugee jàll nañu ba Pikine tali bu mag ngir matal seen sensibilisation Boubacar Pam di wax askan wi ngir ñu gën a déglu bu baax autorité sanitaire yi ndax loolu rekk mooy tax a mucc ci jàngoro jile. feebar bi daal lu koy guddal ak lu koy gàttal li ci kilifa yi wax docteur yi wax ko nañ ko nangu bu loolu weesul yeneen yi ñu ciy wax dañuy sonal seen bopp rek. li ci docteur yi wax daal ak kilifa yi wax ci état bi wax ko ci nañ ko nangu parce que loolu suñu intérêt dong la waaw nañ takk masque yi barrières yi ñuy wax ñu respecté ko loolu kese la buñ ko defee rek yàlla dinañu musal ci feebar bi. bàjjenu gox Pikine tali bu mag poste de santé Darou Khoudoss di xamle ni ñoo ngi sensibiliser bu baax askan wi ba noppi di wax ndaw ñi ñu gën a yokk seen engagement ngir xeex jàngoro ji di coronavirus. bàjjenu gox ku ko jox masque jox ko gel yaa ngi koy jàppale parce que ñun bu ñu duggee ci population bi di sensibiliser koo wax takkal masque dina la wax dina jox ma masque mais boo amulee masque amoo gel boo ko jox sa sensibilisation xam nga du yomb. comprendre nga surtout au côté des jeunes vraiment waaw bu dee maman yi ñoom amul problème ñoom dina yóbbu mais jeunes yi moom ñu dañuy naxanteeg ñoom rek. ñoom ñooy génn di dem kon bu ñu ñëwee ñoom ñooy dem jëli feebar ba ñëw indi ko te buñ ko indee ñoom ñoo koy jox ñi ci biir kër yi les grand-mères les mamans ñi nga xam ne nii mag ñi lee kenn wératul te Covid bi bu ñëwee fekk leen yaa ngi yore maladie antécédent vraiment bu la songee da lay gaaw a laati kaafal kon les jeunes. nañu respecter les gestes de barrière di takk masque yi dina matte wala du matte mais du ma ci dugal sama loxo. naam sax sensibilisation joxe masque ak ay gel taxu koo métti. waaye yenn saay mu am ay jafe-jafe ndax dangay jox nit gel wala masque mu bañ ko jël ndax du wóolu am na sax ñu dem ba yaakaar ni vaccin moo leen tax a jóg waaye terewul ñu ànd ak détermination ba matal liggéey bi ci noonu sax lañu jàllee foofu ci diwaan bu Caaroy. ñoom nag ñoo ngi xamle ni naam sax feebar bi indi na ay gàllankoor ci seeni liggéey waaye nañu gën a yokk fagaru ngir coronavirus bi mën fi jóge ba noppi di rafetlu liggéey bi nga xamante ne waa fédération bi ak ñi mu àndal ñoo ngi koy def. lii ñëpp ci war a jàpp Sénégal yëpp parce que métti na torop loo xam ne daa xëy rek wàcc sunu kaw sonal nu yàq sunu liggéey waaw ñu jim cee góorgóorlu rek di fagaru bu baax a baax. te mbas mi moom xam naa ne day rey waaw. ndax corona gaaw na gaaw goo xam ne kii ku ko xamoon yaakaar naa ne doo génn sa kër te takkuloo masque. fédération bi moom macha allah lii moom am na njëriñ lool parce que lu toll ni corona ak ravage yi muy def ngeen jël seen doole ak seen temps ak seen disponibilité yëpp ngeen ñëw ci askan wi di leen may ay gel di leen may ay masque di leen raxasuloo kooku vraiment peuple bi yëpp a leen war a sant. Marie Ndaw di agent municipal mairie Guinaw Rails Nord di ñaax ndaw ñi surtout ngir ñu gën a yokk seen xeex ci coronavirus bi di woo également waa commune bi ba noppi di rafetlu liggéey bi nga xamante ne waa fédération des acteurs pour le développement de Boune ñu ngi koy def ak seeni partenaires. waaw ñu di leen sant bu baax ci initiative bii nii vraiment initiative bu rafet la waaw parce que vraiment Covid bi ba mu commencé ba léegi. communes yi maires yi
bàjjanu gox yi nijaay gox yi ñoom ñëpp ñu ngi si nekk di sensibilisation bi yëpp ñu ngi koy def vraiment maire yi ñu ngi siy dox seen jéego bu baax kon yow su ngeen ñëwee fii fekk si commune Guinaw Rails Nord pour gën a sensibiliser population bi ñun dañuy def lu dul rafetlu ko. bi yoon nag waa Yëmbal lañu seet si ñi di waa fédération bi ak seeni partenaires ba tax ñenn ci ñoom di xamle ni nañuy moytu di wax ni jàngoro ji la amul te yokk góorgóorlu te gën a fagaru ci mesure barrières yi. feebar bi de moom ni ñu ko waxee moom baaxul surtout ci mag ñi nee ñu ci la gën a bone kon nag yàlla bi ko fi indi daal yàlla na ko fi jële ci jàmm waaw yàlla na ko fi yàlla jële ak mbooloo mu jullit yëpp yàlla musal ñu ci musal ci jullit yëpp nag ci barke yonent bi. ñàkk a jom moo fi nekk rek ñàkk a jom kese moo am waaye ku réere ni feebar bi am na amul ndax bis bu ne nga gis ku mu ñu faat dañuy toog fii gars yi daan ndax moo ngeen a gis ku ñu faat man leen loolu ku ko wax da nga gëmul yàlla parce que ñi nga xamante ni ñooy kilifa yu mag yi ci ñu bokk ci ñoo xam ñi kilifa yi diine ñoo xam ñi kilifa yi aada koo ci gis mi ngi ak masque loolu yi caaxaan du caaxaan waaw li ñuy wax daal mooy nit ku nekk da ngay aar ñi nga dëkkal waaw ku ko deful ku ne yaa ngi ci xaru rek ñoo yem. Kara Sirsu moom Sirsu ba am solo la gis naa xale yi bëgg nañ ko ñu ngi koy jëfandikoo mag ñi tamit dañ koy jëfandikoo seen kii bi daal yàlla na gën a jëm kanam yàlla na gën a développé yàlla defal leen jàmm ndax li ñuy def lu am solo la. Cheikh Tidiane Dione di secrétaire municipal adjoint Yeumbeul Nord di xamle ne xeex bi ñëpp ci war a jàpp ndax jàngoro ji mën a wàññeeku wala sax mu jóge fii te ñu gën a yokk vigilance ndax feebar bi dafa gën a yokk ci àdduna bi yépp. li ngeen def nag nii mooy mbir mi mooy ñu am ci taxawaay ñun ñëpp sensibiliser population bi comme ni ngeen nekk di ko defee nii li ngeen di def du def lu renforcer état bi nga xam ne ñun ñu ngi koy mëne ba Covid bi commencé tàmbalee ba léegi monsieur le maire en tant que autorité mi ngi ciy def ay jéego yu bari mais nag dañuy wax ne jéego yi doyul suñu amee ñu mel nii yéen ngeen jël yeneen initiative ñëw taxaw jàppale askan wi. je pense que duñ def lu dul magnifier acte bi nga xam ne moom ngeen nekk di def nii. message bi ñuy lancé du dara lu rek ñu gën a fàggandiku ñun ñëpp xam ne feebar bi lu existé la te deuxième vague bi comme ni nga ko waxee je pense que ñëpp gis nañ analyser nañ ne moo gën a garaaw sa première vague bi donc il faut que li ñu mën mooy ñu jël suñuy matuwaay xam ne du lenn lu dul fagaru li nga xam ne tamit moom la médecin yi tëral. ne lii ku ko def dina nga aaru ci feebar bi ñu def ci suñu gemtalaay kàttan li ci njëkk mooy takk masque yi jéem a dëppoo daal ak lépp loo xam ne tey jii corps médical bi mi ngi koy digle. di remercier partenaires yi nga xam ne ñi ngi leen di jàppale ci sensibilisation bi nga xam moom ngeen ko def avec vos maigres moyens parce que ku ne xam ne ne tey jii sensibilisation yombul parce que ça demande des moyens. kon nag duñ def lu dul remercier encourager tey partenaires yi nga xam ñu ngi leen di jàppale di woo tamit yeneen partenaires yi nga xam ne ñi ngi fi tamit ñu def comme nii nga xam ne ñoom la waa UMS def Fari Industrie def ko Eaux Sociaux Sénégal def ko jàppale leen taxawu leen pour ngeen mën a réaliser lu am solo li donc ñu ngi woo yeneen partenaires yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ñëw fekk leen ci combat bi nga xam ne moom ngeen di mëne. diwaan bu Malika bokk na ci gox yi nga xam ne waa fédération bi ak seeni partenaires teew nañu fa ngir seen sensibilisation ñenn ci askan wi di gën a dëggal existence su feebar bi te di xamle ni ñoo ngi def seen kéem kàttan te di si boole seen njaboot yi yépp. sama xalaat de mooy ñu def li ñu santaane ko takk la ko kenn sa bopp nga ko takkal ku wér moom nga bëgg ku wéradi bëggoo wéradi. comme que feebar bi dafay nekk
ñuy ñaan yàlla nag ñu wér nit ñi wér comme que nag dañuy joxe ay normes docteurs yi xool nañ ba xool xam ni dafa gaaw a wàlle ñu indi ay prothèse pour ñu protéger suñu bopp kon dañoo war a respecter nombre. damay yor fii gel di yor ay masque am na ñoo xam bu ñu taxawee di jënd nii indi wuñu ñu fàtte masque dama leen di jox masque parce que tamit aussi xam nga policiers yi ne ngay faral di romb ñu ne la am sa masque dama lay may masque. nan ñu mobiliser wu aussi gën a respecter nombre yi ñu fi teg muy ay charge ndax lii du création li fi ñëw la partout dans le monde la aussi du Sénégal Dakar rek de fépp la Europe fépp waaw. te waaye dañuy takk ay masque di jël ay gel di aussi di raxasu pour protéger seen bopp tamit wax dëgg yàlla pour gën a mën a mucc ci feebar bi. Major Mamadou Lamine Camara nekk poste de santé Dara Malika di wax sénégalais ñu gën a gëm ni feebar bi lu am la. ba noppi di ñaax askan wi ñu gën a respecter mesures yi nga xamante ne autorités sanitaires yi ñu ngi koy digle ndax buñ ko deful coronavirus bi du fi gaaw a jugee. waaw feebar bi dafa doon loo xam ne dafa lëmbee àdduna gi yëpp mais actuellement bii ne feebar ñu woon xaj na ñenn ñi gëmuñu ko ñenn ñi gëm nañu ko mais ñu nekk dans le cadre médical parce que ñu gëm nañu ko mais la population peut-être ñu ko gëmul ñu ñoo leen mën a dimbali. si naka maanaam nañuy désinfecter les lieux maanaam nañu raxas ay loxo yi ñu takk masque ñëpp bu ñu doon takk masque moom nee ma dina fi jógee à 100% mais dina fi jógee mooy à 99% parce que ku xamoon bu ñu am masque yu jëndoo nga yëkkati masque may la ko kon laa vraiment man war na mën a aar si yenn jàngoro yi. le raxas sa loxo même boo amul saabu bi ñu joxee gel boo ko dese boo ko diwoo au moins dans les 24 heures moom mën na détruire au moins le microbe. Donc je pense que ñëpp bi ñu serré la ceinture serré les coudes aussi ça pourra aller grâce à vous parce que li ngeen def nii dafa liggéey boo xam ne macha allah seetu leen si xaalis seetu leen si daal di ngir yàlla que mbas bi jóge fi donc man au préalable dama di ne jërëjëf et di leen sant si liggéey bi ngeen def vraiment je suis vraiment content. Alioune Dia di conseiller municipal di officier d'état civil bu Malika di rafetlu li nga xamante ne seen waa gox ñu ngi koy def ndax ñoom desuñu woon benn yoon ginnaaw ci xeexu jàngoro ji di coronavirus. ba noppi di apprécier liggéey bi nga xamante ne waa fédération bi ak ñi mu àndal ñu ngi koy def ba noppi di ñaax ñëpp ñu def ñi ñoom ndax xeex bi ci gën a am doole. tout d'abord damay remercier groupe bi nga xamante ne ñoo ñu seet si di rafetlu initiative bi aussi parce que mënoon na ni ku nekk mën nga toog sa gox def fa la ngay def sans pour autant di dem feneen donc ay nit nag bu nu amee initiative boobu. donc c'est un esprit boo xamante ni c'est à saluer man loolu laa naan esprit républicain parce que mbir mi du Malika du Kër Massar du Yëmbal mais mbiru Sénégal gépp la donc fu waay mën a jàppe rek man ci sot ngir ñu daan mbas mi pour man loolu farata la te tamit c'est un exemple à suivre pour d'autres groupes yi nga xamante ne ñu ngi fi ñu def lu mel nii ndax dina bokk ci li nga xamante ni dina xeex feebar bi ndax feebar bi comme ni ñu ko xamee avant mu ñëw Sénégal ñu bëri noonu wax du fi ñëw léegi dem nañ ba mu ñëw fi ñu ne du fi yàgg na fi donc yàgg na fi te am na ñu dem ba ni day feebar bi dafa nar a dëkk ak ñun kon dëkkin boobu itam ñun war na am benn changement de comportement ci ñëpp te changement de comportement bi li ngeen di def di sensibiliser nit ñi yaakaar naa bu ko ñëpp doon def peut-être relâchement du am ba naan ay deuxième vague tey boo demee France ñu ngi naan troisième vague nga dem Grande-Bretagne ñu ngi ci des centaines de milliers de morts donc yooyu nag xoddi ko bala ngaa lakkale comme li olof di wax comme mu ngi fi ñu ngi xeex ak moom te daanagun ko donc danoo war a fédérer toutes les forces vives yi nga xamante ni dëkk bi ci Sénégal gépp kenn bañ a relâché wu ku nekk def ko say fi bopp ba nga xamante ni dinañ daan corona bi jële ko fi. ci mbégte ak contentement bu mag lañ leen fekk ñi di askanu Sicap Mbao ndax waa fédération bi ak ñi ñu àndal sensibiliser nañ leen may leen ay gel ak ay tam ay masque waaye jox nañ leen ay chips cracks pour seeni njaboot. jox ngeen ñu ay gel jox ngeen ñu ay max suñu doom yi am nañuy chips kontaan si yow te chips moom day dimbale njaboot waaw soo amee 100 francs sa doom lekk ba suur waaw fukki dërëm lekk ba suur juróom mu lekk ba suur. ñu ngi sant ñëpp waa chips bi nag suñu xol sedd nañ ci yéen torop ak waa fédération bi nekk route de Boune gis nañ ni ngeen di taxawoo askan bi yéen a ngi wër di maye ay gel di ñu jox ay max ñun waa Diamaguène ba Poste Thiaroye ba Pikine ñu ngi leen di sant di leen gërëm fi ngeen teg seen tànk foofu la yal na leen yàlla jàppale waa CIPS ak waa fédération bi
waa route de Boune suñu xol sedd na guy ñu dañoo toog ak suñu mer mais ñii giifloo nañu ndax góor yàlla bu toog ñu fekk la jox la max jox la tiset yaa ngi dégg bu naa ma jëlaaleel tiset bi jox la tiset ñu ne déet waay jox la ay chips ne la kon boo kalmal kon war ngaa mën a calme quoi li ma leen di ñaanal daal seen métier mi yàlla na ngeen ci am ndam quoi. di leen ne ni feebar baa ngi fi ñu dolli gën a respecter mesures yi takk masque yi laal gel yi bu ñu wàccee raxas suñuy loxo avant ñu commencé waat dugg ci waañ bi et tout. Lassana Traoré di chargé projet développement communautaire ci mairie bu Tivaouane Diacksao di wax askan wi ngir ñu gën a gëm feebar bi ndax ñu mën a respecter mesures barrières yi ndax ku nekk bu defee lu la neex du gën ci kenn waaye itam moo ngi gërëm waa fédération bi ndax liggéey bi mucc ayib bu ñuy amal. di am mbégte rek di dalal la fédération des acteurs du développement de Boune ñu ànd ak seen président Pape Moussa Camara ñëw seet si ñu fii ci Tivaouane Diacksao ci benn caravane boo xamante ne ñu ngi koy def ci sensibiliser nit ñi ci wàllu mbas mi muy liggéey boo xamante ne bu am solo la ñu leen ci jaajëfal ndax tey suñu xoolee situation mbas bi fi mu toll ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp doon loo xamante ne lu metti la te kenn ku ci nekk war nga cee béy sa waar kon lu mel nii tey ñëw fii Tivaouane Diacksao ngir sensibiliser population bi ñu mën a bàyyi xel ci mesure barrière yi nga xamante ne moom la ñu war a jël pour mën a fàggandiku ndaxte fagaru balaa lakkale xoddeeku balaa lakkale c'est important ñu am ay acteurs yu mel nii di wàcc à la base di informer nit ñi di leen sensibiliser ci wàllu boobu kon dañ leen di gërëm di leen jaajëfal ci wolo ci turu madame le maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye nga xamante ne moom mooy le député maire de la commune de Tivaouane Diacksao donc ñu leen di jaajëfal ci turam ak ci turu ensemble conseil municipal bi ak population Tivaouane Diacksao yëpp ci seen déplacement bi. partenariat bi daf ci am solo ndax entreprise yi dañoo yor li nga xamante ne ñu koy tuddee la responsabilité sociétale des entreprises donc ci wàll boobu dañ ci war a taxaw dëgg ndax entreprise main d'œuvre moo koy doxal mais bu société bi feebaree kan mooy ñëw liggéey ci entreprise yi ban profit la ñu am dootuñu amati profit donc ku mel ni Fary Industrie UMS CO Sénégal Crax Chips ñooñu ci def dañ leen di remercier vraiment di leen encourager mais di wax aussi ñeneen ñi ñoom it nañu ñëw dugal ci seen loxo ànd ak collectivité locale yi yëpp ñu mën a xeex lii mën a gën a lawal information bi gën a lawal sensibilisation bi jënd masque yi jox nit ñi jënd gel bi jox nit ñi jënd saabu jox nit ñi ñuy raxasu di laal ci gel yi di masque wu ndaxte loolu amaana suñ ko defee yàlla dimbali ñu. ci mairie bu Diamaguène Sicap Mbao lañu dooree tey seen sensibilisation ci noonee lañu jaaree Petit Mbao ngir waxtaan ak askan wi. La pandémie est en train de ravager beaucoup de personnes et si vous venez avec vos partenaires et sensibiliser les populations pour le port des masques, pour le lavage des mains, pour l'utilisation des gels, franchement nous le saluons à sa juste valeur. dëgg la tamit dañoo war a takk masque ndax tamit ndimbal na ca fekk loxol borom dañoo takkaloo masque dañoo war a takk masque effectivement ndax tamit doo gis say papa ak say maam ak maamati maam di takk masque yow nga nekk xale bu ndaw war a takk masque nga ne yaa bañ non non amaana mën nga bañ d'accord nga bañ mais amaana yow li lay dugg ba nga dem jox ko keneen ak keneen amaana yow doo ko xam moo tax ak lu mu métti métti rek masque yi nañ ko respecté gérer ko di ko takk ni mu waree
xëy na tamit yàlla mën nañu dimbali suturaal ñu ba li ñu bëgg yàlla may ñu ko. waaw yéen man dama leen di féliciter ndax action bi ngeen def action citoyenne la boo xam ne jeunes yëpp war nañ ko def ndax boo gisee statistiques yi kuy tiit rek tiit jot na nga xool statistiques yi jóge ci cimetières yi muy cimetière Saint-Lazare di catholique yi di Yoff di Touba di Dangu sëg yi ñu ngi bëgg a fees donc feebar du ay caaxaan te ba léegi dafa am ñoo xam ne gëmuñu ko donc li ngeen def di wër di sensibiliser nit ñi ànd ak seen partenaires yi man dama leen ci féliciter bu baax a baax di leen encourager leen ko ne di ko def fii moom da ngeen a yéex a ñëw ndax bu ngeen ñëwoon yaa 1 heure de temps auto gendarme ngeen di fekk mu gaare fii ku takkul masque gaa ñi jàpp nañ li may ñaan foofu nag mooy gendarme ak police ku ñu jàpp te takkoo masque nan la defal attestation defal la këyit day tax nit ñi gëm sanction yi mais fekk dañ lay jàpp ba pare nga joxe 3000 wàcc dem nit ñi dañuy yaakaar ne affaire bi affaire corruption la ak affaire business waaye ku ñëw ñu jàpp la defal la attestation ñu xam ne yow mi dañ laa jàpp ci ñàkk masque loolu dina tax nit ñi gën a am sensibilité ci pandémie bi surtout que léegi dañu wax nañu sax am nañu beneen virus bu bees bu ñëw te dégg naa boobu moo gën a tee garaaw kon nag nit ñi war nañoo gën a takkaat seen ndigg xam ne affaire du ay caaxaan. waa fédération bi nag tey fi ñu fekk baax lañ ñëw muy diwaan bu Boune ngir jox leen ay gel masque ak ay chips cracks ànd ci ak waa Fare Industrie waa EMS Industrie moderne du Sénégal ak waa CO Sénégal. Kër Massar lañu jeexalee seen caravane bi ñu dippee takkal sa masque Mamadou Pend artiste comédien di addu ci mbir mi teg si di ñaax askan wi bu baax. corona man maa ko xam man mii ngeen di laaj corona man maa ko xam xam nga lu tax corona ma gëstu ko ba xam ma ngi mel ne tey jëmm ji jóge sa àll ba ñëw dugg si dëkk bi. nekk feebar di wut ay xarit yu ko jàppale pour mu mën a gën a dugg ci nit ñi corona noonu la mel corona Sénégal bu mu ñëwagul bu corona duggagul Afrique booba Afrique amul dara booba dara duggagul du moom la tubaab dara mooy zéro ci tubaab booba dara amagul ci dëkk bi corona duggee ci dëkk bi ci la musiba dugg ci dëkk bi corona maamam bu góor mooy musiba ndax bu mu duggee ci dëkk bi ci la musiba dugg ci dëkk bi booba corona amagul corona feeñagul ba léegi te boobu mu ngi ànd ak maamam jooju boobu juddoogul musiba bu mu duggee la balaa dugg balaa mooy ki jàppale musiba parce que bi musiba duggee ci dëkk bi rek ci la balaa commencé balaa musiba ak balaa fa ñu nekk deegu ñaawa nga ci seen wet pour jàppale leen mooy dee yii di dee deegu ñaaw ndax corona bi gàtt fan ñëwaat da ngay gis ku juddu yàggul dara amul sax ay at corona ba rey muy gàtt fan ak deegu ñaaw ak musiba ak balaa ñooy xeetu corona corona ñëw nag tudde corona gën a am doole parce que ñooñu ñoo ko jàppale bu comme famille yu ñëw rek di la jàppale topp sa ginnaaw ba nga am doole ba di faagaagal nit ñi ñooñ ñooy famille corona moo tax corona am doole nii nun nag dañu war a wut nu ne tam sunu famille bi mooy sel bii ñu yore ak saabu ordinaire ak masque yi ñuy takk nu ne tam loolu moo war nekk sunu famille nekk sunu ngànnaay pour nu xeex corona mu jóge fi tant que noo ngi takk masque di sel sanuy loxo mu set di raxasoo saabu waxtu bu ne di takk masque xet gu bon du nu xeeñ corona amul fu muy jaar di dugg si ñun bu boobaa léegi bu amul fu mu dugg rek lee mu dem. Mokhtar Meng di chef cabinet maire bu Kër Massar di wax ci turu maire bi di Moustapha Meng di xamle ni ñoom autorité municipale yi daanaka ba jàngoro ji tàmbalee ba léegi ñoo ngi ci xeex bi. ba noppi di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ne waa fédération bi ñu ngi koy def ak seeni partenaires.
dañ koy jàngal suivant ki xam ne mooy le leader ki xam ne mooy le député maire de la commune de Kër Massar ni mu ko jàngate muy feebar boo xam ni état teel na ci jóg ndax boo xoolee le 2 mars le Sénégal am premier cas am le 14 mars le président de la République daan ni am na xeex bu noonu la xeex ab jàngoro moom député maire Moustapha Mbengue le 16 mars mu taxawal kuréel boo xam ne li ko tax a jóg mooy xeex feebar bi kon mu nekk loo xam ne feebar la boo xam ne dafa wër àdduna wër àdduna képp bàyyiwul fenn et que ñu joxe nag ay tegtal pour xeex feebar tegtal yooyu mooy ñu koy woy ay mesures barrières yooyu bu ñu ko defee feebar mënuñ ci mucc mu jëm sa raxas loxo moytu di dajaloo ba pare di takk sa masque loolu nag la commune de Kër Massar le député maire Moustapha Mbengue def ci xeex ba am solo ndax boo xoolee moo njëkk a lancé loolu ñuy wax un Massarois un masque mooy képp ku dëkk Kër Massar daa war a takk masque boobu loolu fi ne dem na ba moom jox na ko dëgg ndax dama jox ko dëgg mooy ni mu ko lancé leen ko fësal léegi ci àdduna bi takk masque bi moom ñëpp a d'accord ni arme boo xam ne la am na solo pour xeex Covid-19 bi. Ami Thiandoum di assistante sociale ci centre de santé bu Kër Massar di xamle ni naam sax sensibilisation bi yombul waaye ñoom ñi ngi def seen kéem kàttan ndax amal nañ ay plan de riposte ngir xeex coronavirus depuis seen premier cas ba tey ànd ci ak seeni acteurs communautaires ndax am na ci ñoo xam ne ba léegi gëmuñu feebar bi waaye ñoom ñu ngi def seen kéem kàttan. Dès le premier cas, le 3 avril, même avant Bobo, on a commencé la riposte avec acteurs communautaires de base, les relais et les badjanogos. On avait même formé les imams et les délégués de quartier. Nous commençons à faire une sensibilisation. Comme ça, nous avons parce que li ñuy wax déni de la maladie xëj na des fois nit ñi dem nañu ba gëmatuñ ko parce que des fois bay wax ak ñoom dañ lay wax naan ma wan ñu kan moo corona wala ndax mës nga gis ku corona mais ñun loolu aussi du tax ñu bàyyeeku du tax ñu dellu gannaaw loolu du tax ñu yaafus parce que suñu rôle la toujours ñu dem fekki leen xëj na peut-être dañu xamul mais vraiment Kër Massar moom les cas flambent mais nag ñu ngi sant yàlla parce que li ci war avec les ICP et l'équipe cadre du district ñu ngi koy def donc acteurs communautaires yi jot nañu information comme quoi que peut-être bu ñu gisee un cas suspect ñoom ni ñu war a taxawee ICP yi aussi xam nañ ni ñu di war a taxawee ba acheminer ko peut-être au niveau du district aussi ñun li ci war ñu ngi koy def on fait des suivis à domicile on envoie vers le CTE récemment aussi au niveau du centre de santé maintenant on a créé li ñuy wax une zone tampon am nañu 2 salles finies au niveau de l'hospitalisation dañ ko barricadé séparé ko ak yeneen salles yi donc salle bu nekk am na ñaari lal am nañu aussi ay oxygène donc on a un médecin qui a été délégué pour ça donc là on prend des cas moins sévères di leen suivre fii nii vraiment on est là-dessus on a un point focal et chaque semaine aussi en réunion d'équipe cadre on fait la situation. boo déggee toujours dañuy wax naan riposte contre la Covid-19 il faut un engagement communautaire donc lii moom mooy engagement communautaire dëgg parce que mbas mi mu ngi fii di rey te vraiment temps yi gis nañu dee bi nu mu bëree mais am na si ñoo xam ne peut-être ragal nañu sax léegi dañuy toog seen kër defatuñu sensibilisation ça je l'ai vu mais terewul yéen a ngi ci parce que caravane bi 23 au 1er metti na ku ko wax ak ku ko waxul chaque jour d'affilée ngay sillonner les rues sans pour autant li la ci mën a fekk yëpp parce que des fois am na boo xam ne di nga fa jaar nit ñi duñ la gëm di nga dégg lu la neex ak lu la naqari yéen tamit mu nekk seen initiative bu bopp ngeen boole ci seen fulla seen fayda seen jom seen engagement cherchez vos partenaires sans attendre rien de personne ñëw jàppale ko seen district parce que communication bi ngeen di def non seulement la population de Pikine et de Dakar ngeen ko defal de surcroît aussi ñun population de Kër Massar parce que toujours est-il que sensibilisation du doy waxaat du doy jàllale message du doy parce que xëy na tey jii nii ñun district bi buñ doon xaar rek
tout le temps ñun suñuy ay moyens dem def ko du yomb. On a besoin des acteurs comme vous xam ne da ngeen di jël seen ay initiatives personnelles dem wuti seen ay partenaires personnels pour mener cette activité donc mënuñu lu dul di leen jaajëfal au nom du médecin chef parce que lii ngeen def non seulement seen bopp ngeen ko defal mais cette communication de proximité et de masse ñun ñoo ko waroon a def parce que lii problème de santé publique la mais nag li mu nekk problème de santé publique moo tax nag ku nekk war ci béy sa waar. waa fédération des acteurs pour le développement de Boune ànd ak seeni partenaires ku ci mel ni Fari Industrie UMS Industrie moderne du Sénégal ak waa CO Sénégal ñu ànd ngir xeex mbas mi di coronavirus ba tax ñu amal ab caravane de sensibilisation dippee ko takkal sa masque amal ko ci diwaan bu Pikine Icotaf Tali bu mag Thiaroye Yeumbeul Malika Diamaguène Sicap Mbao ak Kër Massar ak Boune ci diirub fukki fan ci noonu diwaan yi ñu jot a dem yépp nag séddale nañ leen ay masque gel ay chips cracks ak ay t-shirt ci ndimbalu seeni partenaire gox yi ñu jot a dem yépp nag rafetlu nañ seen taxawaay ndax am na solo lool rawatina ci jamono ji nga xamante ne coronavirus bi dafa lëmbe Sénégal ak àdduna bi yépp ginnaaw loolu nag ñoom ñi ngi ñaax askan wi bu baax ngir ñu gën a respecter mesures barrières yi di takk seeni masque di utiliser ay gel antiseptique di moytu dajaloo yi ak dox yi nga xamante ne amul benn njëriñ ngir coronavirus mën a jóge fii ci réewu Sénégal ak ci àdduna wërngal képp